da ngeen di am e-transport di nuyu suñu téléspectateurs yëpp di leen dalal jàmm ci émission bi ñi ñuy déglu aussi ci émission bi la ñu bokk mën nañu woote ci 88 628 38 38 ngir joxe seen laaj mais aussi joxe seen impression ci li ñuy waxtaanee tey muy livraison fii ci Sénégal Cheikh Ndoye première question bi ci sa présentation lay doon mën nga ñu wax say jaar-jaar nan nga jàng laata ngay dugg ci service de livraison bi. waaw Cheikh Ndoye dafa nekk benn jeune boo xamante ni dafa doon jàng ñëw ba terminal. def yàlla dogal amuñu bac mais loolu yëpp suñu waajur daf ñu si naataale mooy que ni amuñu découragé lawuñu xam nga mënoon na ñàkk am mun nañu non da ngay dem def lii ak loolu mais découragé lawuñu daf ñu ne Cheikh sama papa daf ma ne Cheikh loo bëgg ma ne ko bëgg naa lii ak lii mais bu ma toogee xalaat ma xam que ni ay ndaw lañ dañu war a liggéey te ndaw li lay njëkk a wax ñaara am ci àdduna soit da ngay jàng wala nga liggéey ma ne bon soit damay jàng wala ma liggéey mais dama jël sama propre initiative ne pourquoi pas damay dem liggéey ci biir liggéey bi ma ne li may dem defi mooy transport. parce que dama doon toog di seetaan ay émissions je sais pas Formula 1 ñu bëri xam nañ ko soo demee ci Formula 1 da ngay gis DHL sponsor lañ mais yow tu te dis que nit ñi comment ça se fait que li ñuy def bokkul Formula 1 course la ñuy def. mais ñoom dañu leen di sponsoriser kon cela veut dire que ni suñ demee ba di sponsoriser loolu rek am na lu muy indi. ma toog ma ne kon pourquoi pas ñu jéem a dugg ci affaire livraison ma toog yàlla dogal ñuy jàngat di gis ay moto livraison ñu ne nag lii ma ne nag lii nag war naa si mën a am sama wàll parce que livraison ñëpp ci xaj. ma ne lii moom war naa ci mën a am sama wàll ci la idée bi ñëwee temps en temps ngay dégg livraison kii da ngay dégg sax nit naa la temps yi lii moo am xaalis mais après da ngay gëstuwaat ba dugg ci noonu la yàlla dogalee ñuy dem di dem ba benn jour ma ne sama papa. moto laa bëgg pour jëndal def livraison moom tamit au début comprendre métti woon na mais comprendre mais après ci lañ ci lancé woo ba tey di ñu mën a taxawal gaaw ba di évoluer fi ñu toll nii. donc parents yi nu ñu accueillir idée boobu noonu. dafa xawoon. au début métti woon na. parce que moom du xaar sama papa ma koy gërëm au passage parce que ginnaaw yàlla loo mën rek say waajur a tax. te daf ma bëgg lool muy sama papa ak sama côté papa sama côté yaay mais sama papa ni mel ci man. beneen affaire la di ko gërëm chaque instant fu ma toll moom sama yaay. di ko gërëm bon au début moom métti woon na parce que mënoo concevoir sa doom di jàng xëy suba neel damay dem liggéey xam nga loolu moom mënoo ko nangu mais après su ma daan def su ma ñëwee su ngoon suñu dajalee dama papa liggéey bi de nii la mel am naa si yaakaar lii ak lii ba mu nee ba si biir comprendre nit ki li mu bëgg rek la mën a def. mu ne ma Cheikh kon donc loolu nga bëgg demal nga def ko. d'accord kon au début da nga commencé ak benn moto. yaa ko doon dawalal sa bopp. waaw parce que au début bi may jàngi dama yoroon scooter. da nga yoroon scooter. dès après ça ma commencé ay côté 3e commencé naa jàngi ak scooter kon donc maa ngi commencé di am familiarité ak moto. may dem di bëgg moto mais di nga gis que ni looy gën di dem parfois sax da ngay taxaw fenn. client ki war a dem def benn livraison nga daje yow doo livreur sax mais fi nga taxaw danaa la sëñ bi yaay livreur bi. yow loolu léegi di nga xaar kii mi ngi xalaat ni maay livreur bi kon donc ma xalaat. nga ne kon loolu mu ngi dox. kon loolu mi ngi dox nga ne noonu kaa mu dugg si mais tamit du tee tam mi ngi dox rek nga ñëw rek dugg ci noonu tamit am na ay risques tamit. waaw am na ay risques loolu yëpp dinañ si ñëw. Ibrahima Ndongo livraison mu nekk lu wane beneen xar kanam transport fii ci Sénégal ndaw yi di ci yëngu comme moom nu mu ko expliqué début wam dafa jàng après mu bëgg liggéey mu dugg si. waaw xam nga man de vraiment kontaan naa ci gis ay jeunes yoo xamante ne dañuy jël ay initiative pour auto emploi. mooy ni daal bañ a xaar ci da nga naan emploi amul état bi na ma jox emploi yooyu mais emploi dañ nit mën na koo créer boppam te ku gëm sa bopp tamit mën nga ko def ni mu ko defee nag maa ngi ko ci félicité au passage. transport nag dafa yaatu ndax boo ko seetee ci Sénégal ci économie bi ginnaaw les télécoms transport moo ñëw en deuxième position ci li muy impacté ci PIB bi. donc ni nga xamante ni moom la waa AFTU di def noonu la Carapide di def Ndiaga Ndiaye di ko def dégg nga location automobile di ko def ak ñooñu ñëpp di ko def dégg nga mooy service la transport service la mooy offre de service bi ngay def ci biir offre de service boobu nag dafa am loo xamante ne mooy tax nga mën fa toog mooy nga am ay moyens yu baax nga am aussi dégg nga fidéliser sa clientèle et puis nga am dégg nga notoriété.
daf ci am solo trop te loolu nag loolu moom leneen la mooy sa culture personnelle moo la ci permettre nga jàll ci. waaw foofu moom comme ci nga ko waxee ci wàllum transport surtout livraison il faut nga am notoriété maanaam sa tour mu yegg fi sa jëmm yeggul. clients yi wala clients yi surtout ñu bëgg ci li ngay livraison bi ngay def donc ba nga commencé da nga yore woon yow da nga doon dawal comme pour sa moto da la doon permettre ngay jàngi ngay def say courses léegi après naka nga def pour équiper wu. Bon je dirais que ni benn côté sama papa jàppale na ma ci. benn côté jàppale na parce que fii ku ñeme rek dañ laa di mais jàppale bi tamit du da ngay ñëw ne nit ki am xaalis ngi nii dina ñëw ne la dama laa jàppale benn ci benn boobu mu lay jàppale nag ci ngay évoluer nànk dem ba tey mu permettre ma mën a egg yenn étapes yi ci oto ak livraison moto yëpp loolu la ma jàppale mais tamit cursus bu metti la. livraison moom. dafa metti du la yomb. mais nee nañ dafa bëri xaalis. non livraison pour nga am xaalis foog nga nangoo toog xaalis bi du au jour le jour. mooy li sama papa wax léegi sama papa nango nee na da ngay am notoriété parce que loolu dafa am sens ci livraison. nga livraison client bi moom il est toujours roi da nga koy dégg da ngay dox ci mbedd dégg ñu naan le client il est roi mais loolu moom ci livraison la ëppee. na fekk baax. gaaw kañ nga ko mettre sur pied. gaaw am na 1 an 2 mois. 1 an 2 mois. d'accord société bi mais yow sa activité en tant que tel ëpp na loolu. waaw war na ëpp loolu parce que avant doo commencer si ñëw rek am société bi parce que clandestin mënul ñàkk. foog nga def benn clandestin. mais yow heureusement que jéem nga formaliser. mais milieu transport dañ ci seetlu lu bëri. clandestin ak informel. bari na ci loolu. clandestin bi parfois dama ne benn côté. escalier na nag ci ko am fulla. escalier na ci ko am fulla. mooy que ça te permet nga mën a xam liggéey bi xadar bi mu laaj. parce que li may wax rek mën nga créer société nit ñi di la liggéeyal yow nga toog fële mais gis nga boo si jaarul. di livrer client yi mënoo xam degré bi client yi di wax ak livreur yi mënoo xam client bi lu mu bëgg. yenn remontées yi doo ko comprendre. doo ko am yow mën nga toog fële chaque mois ñu lay dugal sa xaalis mais li ëpp solo mooy que ni nga jaar si ba pare balaa nga jox nit mu lay livrer. loolu dafa am solo ci liggéey bi. d'accord gis nañ ni rek foofu yaa ngi am ay scooter mais également yenn auto yi. ñu ngi koy gis. donc yow sa livraison bi service bi motul yemul rek ci ay 2 roues. ñu njort ni que yaa ngi livrer yenn façon colis yu bëri. voilà naka la demee. seen activité lan lay consister foofu ci gaaw lan ngeen di yóbbu lan ngeen dul yóbbu. bon ci côté scooter dinañu transporter lépp mais sauf ay produits yi nga xamante ni bokkul ci livraison maanaam ñun du ñu def livraison ci à l'aveugle nii nga ñëw rek nee ñu waaw am naa benn chaise bu may yóbbu rek nga ñëw yóbbu parce que ñun balaa ñoo ñëw dañuy wax li ngay yóbbu lan la. parce que nit mën nga ñëw mu ne la am naa benn valise bu ndaw fekk na valise bu ngand lay yóbbu. valise mënul yóbbu ci moto. léegi yow li ngay yóbbu foog nga xam ko balaa ngaa dem ñun lu si bëri balaa ñoo livrer dañ la naan lan ngay livrer lan la pour ñu mën a xam li ngay livrer ci côté oto yi dinañu livrer lépp presque la ñuy livrer mais am na yi nga xamante ni li nga xamante ni nguur gi nangul pour ñu livrer ko rek duñ ko livrer. loolu moom duñ ko livrer mais côté oto yi bon je dirais que ni oto lii moom benn instant côté oto tamit ñu ngi ci. te ñu ngi si bëgg nañ si évoluer. te ku ñu si jàppale tam dañuy dem. mais wax nga lu am solo lépp li nga xam ne nguur bi nangu na ko moom ngay jëlee point A yóbbu ko point B. mais yéen yan matukaay ngeen am parce que des fois mën nañ leen jox colis boo xamante ne mën naa la ne valise la mais lu nekk ci valise bi. nan nga koy xamee da nga koy ibbi xool. avant ñu koy tëj wala da ngeen am seen ay jumtukaay appareil yu lay permettre. bu tapis bu jàllee rek nga xam ne ci biir wala. parce que c'est des risques également. non c'est des risques parce que du chaque jour li ngay yóbbu ngay xam. loolu moom dañ koy wax du chaque jour li ngay yóbbu ngay xam mais bu fekkee produit bi cassé ba pare li la peut-être li ñuy couvrir mooy lan mooy que ni li ñu jël duñ ko jël à l'aveugle nii daje ak yow nga jox ñu dem. dañ lay fekk bërëb nga jox ñu dem mais du ñu ñëw ne la dajaleeg diw ci buntu kër gi dajaleeg diw ci angle bi noonu rek ñu dem duñ ko def. dañuy wax lii ngay yóbbu ñu xam lii ngay yóbbu mais matériel yooyu ngay wax tamit voilà su duggee ci livraison benn ins dinaa ne que ni su fekkee ci oto mën nga ko comprendre. peut-être mën nga def boo chargé nga xam li ngay chargé nga xool li ngay chargé lépp lan la mais tey jii client bi tamit dafa am benn temps bu muy réserver mooy que ni du ñëpp ñëw jub du ñëpp ñëw dëng tamit.
di nga ñëw tey jii client bi nee la damaa yàkkamte livrer ma lii gaaw tu es obligé nga ne ko soxna si li ngay livrer lan la parce que li ngay livrer la moom su la ko waxee yow loolu nga ñuy indi rapport tey jii fu problème am dinañ ni diwkat lii la ñu waxoon lii la ñu déclaré ngay livrer moo tax chaque jour dañ lay wax li ngay livrer lan la su ñu permettre au cas où nga bëgg livrer leneen loo xamante ne bokkul ci livraison ñu mun ñu couvrir parce que chaque jour moom du ma ne mooy ne ñi baax ñi ngi fi ñi yàq ñi ngi fi. parce que tey jii boo tegee moyen de transport rek nit ki mi ngi ciy xalaat moom tamit nan la mën a am benn njumtukaay boo xam ne luuma bu muy def ci liggéey beeg yooyu noonu. loolu day arrivé mais ñun arrivé guñu côté boobu noonu. d'accord Ibrahima Ndongo am na benn risque bu ci am parce que acheminer marchandise wala lu mu mën ci doon colis disons am na peut-être déclaration bi ak li colis bi ëmb mën na ute. waaw xam nga ci yoon même télévision bu sa bos bokk bu sa kër boo ko yóbbu réparation da nga war a yore facture ba. ndax yoon loolu la wax daf ni marchandise boo xamante ni ñu ngi koy transporter rek ki koy transporter war na mën a justifier fu mu jógee ndax dañuy bañ ko dajji këru jàmbur di ko yóbbu institut ndax kiy jël ci kër di def lu bon ci këru jàmbur dégg nga ci fu mu koy mujjee mooy teg ko ci lu koy yóbbu donc loolu mooy lii yoon moo ni marchandise buy voyager à bord d'un moyen de locomotion kiy yor moyen boobu war na war na yor justificatif yu war na ni que lii kat lu ñu moom la lu diw moom la léegi boo fee nag day laaj ay précaution mais ñoom seen bopp mën nañu am seen bordereau de livraison yoo xamante ni que signé boo demee jël ko dégg nga kii ak kii mais li ci ëpp nag mooy comme ni nga ko waxee mooy bu fekkente ne sa clientèle da nga ko fidéliser xamante ak ñoom ngeen minante da ngeen di xam ni fi nekk di nga nekk en partenariat et je crois que surtout point boobu la ñu war a gën di dox parce que transport dafa compliqué ndax gis nga li xew ci auto camion yi ñu fab ay double fond ay kii def ci ay cinébar def ci ay ceci ou cela douane def ci jàpp lu bëri donc moo tax il faut faire attention à ça et que je crois que ñoom tam dañu war a def attention ci loolu xam daal ñi nga xamante ni ñoom lañ tàmm di liggéeyal te client bu bees ñu xam ne kat kii client bu bees la jéem a xam sax da nga un peu da nga ci nu mu nekkee ak yooyu daal. d'accord am na solo wax nañ ko ci njëlbeenu waxtaan bi. dafa nekk auto emploi. donc yow entrepreneur nga bu ñuy xool da nga xool li nga xam ne mën nga ko def. mu nekk sa liggéey est-ce que tey jii mën nañ xayma ci wàllum employé nag yow yaa ngi am ay ndaw ay collaborateurs ñi ngay liggéeyal ci wàllu boobu. waaw côté boobu dañ ciy jàpp mooy li may wax da ngay gis au début bi ñuy déjà li la koy remarqué la mooy bi ñuy soog a tijji rek. première semaine plutôt bi ñu ñëw am nañ 325 CV. 325 CV. demande d'emploi moo lay wan que ni kon donc nit ñi bëgg nañ liggéey. mais peut-être liggéey lañu dul gis mais liggéey tamit doo toog sa kër naan gisoo liggéey particulièrement ñun dañuy favoriser ndaw ñi moom la ñuy jël. fële moom dañoo favoriser ndaw parce que dañ ne ñun suñu bopp liy développer pays bi ñun ñoo ciy jàpp te liy développer pays ci mi ngi ci ndaw ñi kon donc dañuy ànd ak ndaw ñu dem ñoom dañ ñuy accompagner ñun tam dañ leen di accompagner ñuy yéeg. te ndaw nga comme ñoom. xam nga nu ñuy soxlaa liggéey. nu ñuy soxlaa liggéey bi parce que ku si nekk am nga loo war a yóbbu sa kër loo war a yóbbul sa papa sa yaay ñi la yaakaar ak li nga war a dundee yow sa bopp. xam nga loolu dafa am solo léegi yow bu la yàlla mayee ngay xalaat loolu rek di nga ne xaaral ma jël ndaw ànd ak ñoom liggéey ak ñoom. noonu la ñuy def ak ñoom. donc actuellement yaa ngi employé ñaata ndaw. actuellement waaw maa ngi ay employé instant yi ñu ngi ci booru 18 wala. une vingtaine quand même wala 21. c'est bien. c'est pas mal. ñëw ndaw ñooñu nan nga leen di recruter ci base expérience wala connaissance wala ñi nga xam ne xam nga leen wóolu nga leen parce que livraison aussi nu mu amee ay risques nga jël loo xamante ne yoon da koy tere. am na ay risques ci colis jàmbur yi nga xam ne moom ngay acheminer. waaw xam nga jël bi xam nga dafa am ñooy dajal di nga dajal koo xamante am na expérience di nga dajal koo xamante ne am na tuuti expérience di nga dajal koo xamante ne musul am expérience. mais yow tey jii boo ñëwee ne du ma mus a jël. ku amul expérience day metti doo ko jox chance am moo tax ñun lu ñuy def dañuy préférer jël benn boom expérience ak ñaar ju amul expérience da lay permettre que ñun dañ leen di former ci ñun nuñ ko bëggee. mooy que ni ñun dañuy ñëw indi beneen yoonu livraison mooy que ni client bi da nga koy naxanteeg moom. client bi lu mu métti client bi da ngay naxanteeg moom mooy que ni mooy li ma la wax léegi dañuy jël benn ku am expérience ak benn léegi kooku dina accompagner ñooñu ba ñu am expérience ak li ñu leen di jàngal parce que boo jëlee nit ki ne amul expérience rek
kon day metti ci moom. te il faut nga jël ko former ko di ko jàngal tali bi di ko wax li nekk si tali bi ak li mu war a tontu client bi bu demee ba si client bi. dès à présent mu war a am benn contact ak client bi rek dañu koy jàngal loolu yëpp. bon beneen côté mooy ñi am expérience parfois ñi am expérience tamit voilà day xaw a metti si ñoom parce que ñoom dañuy jàpp que ni ñoom ñoo mën liggéey bi te liggéey bi da ngay naxanteeg ñëpp rek à chaque fois loolu ngay def ba am li nga xamante ni mooy yoon parce que tey jii am na ku bëgg am na koo xam ni mën na mais bëggul. am na koo xam ne mënul liggéey bi mais bëgg na am na koo xamante ne moom ci digg bi lay nekk moom day ànd ak société bi léegi yow nag yaay xool ni ngay jëlee nit ñi ba telle sorte que ni dina ànd ak société bi. buñ lay jël ñun suñ pour ñu protéger client bi duñ ñëw rek jël la à l'aveugle. dina laaj sa CV nga xam fi nga jaar am sa adresse sa carte d'identité sa permis ak sa casier judiciaire. parce que dañuy permettre que ñu mën a xam kii diw li la def mais amaana tam parfois dina am koo xamante ne casier même su baaxul bëgg na baax. ñooñu ñëpp day am ci mais da ngay fexe ba convaincre nit ñi parce que livraison faudra que ngay naxanteeg say livreur même bu dul client yi foog ngay naxanteeg say parce que livreur bi mooy nekk ci kaw tali bi moo xam li nekk ci tali bi boo musul def livraison man yàlla may na ma mus a def livraison xam naa li nekk ci kaw tali bi parce que même nii de temps en temps nii damay toog parfois client woot ne ana Cheikh. waxal Cheikh mu ñëw Cheikh laa mu ñëw ma ne ko damay bëgg bàyyi ñi nga xam ne ñoom ñu def liggéey ñu def liggéey mais de temps en temps damay def mais faudra que li ma lay wax noonu dafa am importance quoi faudra que ngay familiariser livreur bi ak société bi ak client. ak client bi. voilà parce que ñoom ñooy véhiculer sa image ou entreprise. Ibrahima Ndongo 320 CV la jot. ñuy wane ni kon secteur transport jëlul ñëpp mais jël na une vingtaine ñuy liggéey comme ni nga ko waxee dafa am place bu am solo ci com bi mais aussi mën na chômage bi mën na ci def ay jéego. dëgg la ndax xam nga livraison dafa am solo de xëy na c'est innovant fii mais dafa am solo trop ndax nga toog sa kër dégg nga télé jënd si benn télé vente surtout en vente en ligne bi vente en ligne dafa ànd ak livraison voilà dégg nga yooyu yëpp fi mu nekk nii dafa laaj dégg nga ñu ajusté ko moom li ngeen di wax yéen naan adéquation dégg nga entre les offres les services. da nga dafay laaj dégg nga demande bi fu mu nekk nga mën a ñëw indi offre de service boo xamante ni dina correspondre ak moom li mu wax nag dafa am solo moo di ni management bi d'abord mooy nit ñi nga former leen tàggat leen pour que dañuy véhiculer sa image. mais ci biir loolu kay dafa ak it ni li nga xamante ne moom ci moom dina dem ba di impliquer boppam da nga jël moto di dawal boppam di dem def livraison ñëw malgré que moom mooy directeur général société am donc xam nga loolu mooy li am solo xam nga waay di woote na koy nuróol. dégg nga mooy li dëgg mooy mën loo nekk da nga société da nga créé comme ça da nga te fekk na xamuloo la nekk ci biir reen ya ndax bu dul loolu dafay indi nga dem ba ci biir nga am ay jafe-jafe di daanoog yu kenn xamul mais implication boobu muy def mais nag dafa am solo loo am solo surtout moo di ni ñoom il faut que ñu jéem a fixer ak fidéliser leur clientèle. loolu moo manqué ci offre de service yëpp Sénégal fidélisation bokkul ci marketing. mais pour nga mën koo def nag il faut nga am la qualité du service. qualité du service mooy indi fidélité parce que clients yi kenn moomu leen. il faut que nga def offre de service de qualité da nga heure nit ki boo ko nee heure 6 heures du matin laa soxla sama machine nga mën a fexe yow sa disposition ba 6 heures du matin nga jox ko mais bu ñëw ba 8 heures nga naan ko waaye c'est-à-dire xam nga te embouteillage ma téewoon da nga di ko non c'est pas non xam nga Oussama xam naa loolu ci yow yaa ngi nii doo tardé tout le temps yaa ngi boo tardé bu sax mu feeñ mais il faut que ñu am rigueur c'est ça notre problème encore. rigueur voilà donc ñu ngi fàttali ba tey yéen a ngi ci e-transport yoonu jàmm samedi bi ñuy jàllal Cheikh Ndoye mu nekk mu jiite gaaw service de livraison da ngay toog sa kër woo leen ñu andil la li nga bëgg donc yéen ñi ñuy déglu ci waxtaan bi ngeen bokk Cheikh Ndoye gis nañu nag doo def rek livraison am na yeneen service yi nga xamante ne yaa ngi koy def. muy par exemple comme location de voiture dañ ko ci boole parce que lépp rek transport la. lépp transport la lépp ci transport la mooy ngeen liggéey bi da nga koy bëgg ba doo bëgg a bàyyi benn côté. lépp ci location de voiture bi ñu ngi koy def suñu oto yi nga xamante ni peut-être boo bëggee ñu yóbbu la par chauffeur la yóbbu ak chauffeur bu fekkee ni nag yow da nga bëgg. sans chauffeur ñu defal la tamit sans chauffeur mais li ñuy gën a insister toujours mooy ak chauffeur parce que nga xam da nga koy loué jox ko oto bi moom xamoo moom nu muy
comporté woo ak. ci oto bi kaw tali bi yooyu noonu yow tu préfères que nga def location ak chauffeur bi parce que toujours côté boobu la ñuy gën a insister. mooy ak chauffeur bi. d'accord da nga tàmbali ak moto yi après nga dolli ci oto yi. waaw. dama tàmbalee moto yi laa njëkkee ba pare après ma dawal tuuti ma ne pourquoi pas oto yi parce que day nit client day woote ne amul li mu foofu oto li moom bi nga yóbbu de moto mënu koo yóbbu. moto mënu koo yóbbu yow tu es obligé nga ut oto déjà avant oto bi sax ut nañu tricycle. triporteur parce que avant oto foog nga am triporteur moo ne yéen ñi. mooy intermédiaire bi waaw mooy intermédiaire bi moto yi mënul yóbbu ak yi da nga koy dugal tricycle bi yóbbu ko c'est plus facile. après nag oto bi moom. mais foofu am na concurrence. waaw am na concurrence bu baax léegi sama mbokk yi. say concurrent lañu wala da ngay collaborer des fois ak ñoom. non est-ce que am nga assez de voitures des fois parce que il paraît qu'entre transporteurs da ngeen di defante loolu. bu amee rush par exemple sa oto yëpp génn. nga am loolu mën nga woo sa benn mbokk transporteur. même bu nekkee sa concurrent. loolu moom du ma ko digal kenn moom parce que. ah bon boo ko. waaw c'est notoriété. à moins que nga am contrat ak client bi. mais comme par exemple boo amul contrat ak client boo ko defee keneen ki nga yóbbu moom mi ngi ciy sóoraal naan diw de bu paree location bi xam nga téye contact client bi pour au cas où client bi am contact client pour au cas bu soxlawaatee moom da lay tëb danaa la. da lay po moom. ça existe même ci livraison scooter yi même ci livraison bi kon concurrence bi yaa ci milieu transport moom mënu fee jóg. non mënu fee jóg surtout si côté moto yi sax la ëpp. waaw loolu la transporteur yi tuddee ak chauffeur loolu ñu tuddee cric dañ lay cric. waaw. moom il est assez averti. ci déplacement yi nag yéen. fépp ngeen di dem fii ci Sénégal amoo leen ay restrictions naan par exemple seen oto yi ngeen yor wala scooter yi permettre na leen man bu ma amee colis. bëgg a dem yóbbu ko Casamance. Ziguinchor par exemple nag c'est possible. oui c'est possible mën nañ la ko yóbbul par oto wala moto loolu la si gën a neex. moto kay. ba Casamance. kay yaay xoolee parce que dañoo am ay gros cylindres yoo xamante ni. moom la ñuy jël pour génne suñ sous région bi. yoo xamante ni uniquement pour sous-région bi moo leen waral doo yóbbu moto yi nga xam mooy daw fii yeneen moto yu gros cylindre moom la ñuy jël yóbbu. moom ngeen di yóbbu. waaw yow équipé nga gros cylindre ay ñaata ay 800 cc 1000 cc. ay 600 lay. ay 600 waaw déjà beaucoup. 600 ay Ténéré. kii lay nekk GS. ay GS la ñuy jël. GS ok GS c'est des routiers ça c'est vrai parce que Ténéré yi c'est des tout-terrain. yow la XADV ça te permet que ni comme tout terrain lay nekk fépp foo bëgg. mais est-ce que di ngeen placer seen oto yi sous GPS par exemple pour xam ndax. si parce que tey jii faudra que ngay xam chaque instant sa moto fi mu nekk sa oto fi mu nekk. parce que loolu dafa essentiel ci liggéey bi tey jii client bi la woo même su embouteillage amee. faudra que nga mën a xam ndax kii li muy wax dëgg la embouteillage am na wala amul. ok di nga ko mën a gis su taxawee di nga mën a gis que ni diw mi taxaw na parce que côté boobu tamit dalay jàppale ci liggéey bi. parce que clients yi moom mooy li ngay wax rek clients yi moom foog nga fidéliser ko mais loo ko fidéliser fii parfois dina am jour boo xamante ni moom du comprendre parce que client li muy xam mooy woote na jox na la livraison 1 heure woote na jox na la livraison moom lu mu jàpp dans 30 minutes da ngay yegg si. moom loolu la jàpp léegi yow nag soo amul rigueur boobu noonu doo dem. d'accord yaa ngi wax ci sous-région kon da ngeen dem au-delà du Sénégal. waaw yéen a ngi commencé ci sous-région bi. il nous arrive parfois ñu dem ci sous-région parfois mais location yi du bëri mais comme boo réservé ñun dinañ la préparer oto boo xamante ni mën na la yóbbu ci sous-région. d'accord mu nekk activité bi nga xam ne dafa am activité boo gis am na période bi nga xam ne dafay gën a dox. période bi ñu toll nii bokk na ci muy période tabaski bi. waaw ndax dañuy def ay achats en ligne. di def ay courses comme dafay bëri embouteillage nit yi dañuy préférer toog seen kër. batale leen wala confier leen seen ay courses. yan disposition ngeen di jël parce que aussi livraison bi neex na trop mais du lépp rose foofu. des fois nga gis ñu war la livrer la leneen wala sa colis am ay dommages. lu mu xaw a yàqu. yéen yan disposition parce que moment boobu li ngeen di gis rek mooy seen vitesse commerciale voilà il faut pas perdre du temps. da ngeen war a dem ñëwaat. yow yan matukaay nga ciy jël en tant que société bi nga xam ne da nga nekk ci lu formel war a fidéliser say clients ak sàmm sa tur. bon je dirais que ni côté boobu noonu boo bëggul loolu da ngay bañ di tegle ay livraison client. parce que ma ñëw nga jox ma sa produit ma jaar ci kii mu jox ma produit
xaw ma produit bi di nga xam ni kii lekk la yor wala kii leneen la yëre la yor di nga xam ni que ni boo teglewul livraison yi defal ko yóbbul ko dem ci récupérer ko ci keneen ki dara du la ci fekk mais boo bëggee tegle ay livraison ça t'arrive que ki nga war a livrer tissu nga livrer ko leneen ki nga war a livrer leneen nga livrer ko leneen. mais comme li ngay wax tabaski bi rek waaw lu nekk am na risque parce que tabaski bi moom da nga koy waajal parce que tabaski Korité Sénégal dañoo bëri événement. da nga koy waajal noo leen koy waajalee en tant que service. yokk ay oto di nga dolli ay oto di nga dolli ay moto ba pare foog nga ñaaxaat livreur yi fi nga leen di ñaaxee mooy que ni livraison dafa nekk point boo xam nit day gis livreur di nga livrer danaan kii war na yor xaalis mooy ñi nga xamante ni bëgguñu livraison dem. mooy ñiy def càcc yeeg ñoom. di nga gis livreur boo xam li nga koy ñaax tey di ngeen ñi ngi jëm ci événement te événement bi dañuy yor xaalis wala di nga yor produit jàmbur sóoraaleel ki nga koy livrer parce que ñu jug pour yàq ñoo ngi fi. yow côté boobu foog nga ñaax ci livreur bi ba muy fagaru mu bañ nekk à l'aveugle xoolaale fi muy taxaw fu pour livrer client beeg yooyu foog mu sóoraale ko moto yi tamit da ngay préparer moto yi parce que client moom du xaar naa la moto bi panne ak yooyu foog nga préparer livraison moto yi plutôt ba telle sorte que ni benn panne du am si durant 2 semaines yi ñuy préparer événement bi yëpp. kon événement yooyu seen chiffre d'affaires dafay yokk dafa am solo ba jaral na leen ngeen rééquiper waat en termes de moyens de transport. waaw foog nga préparer ko événement yi moom foog nga boo ko préparer wul rek moom di nga toll moment boo xam di nga ne su ma yëgoon dinaa préparer événement bi loolu moom c'est sûr. boo doolee oto dolli personnel. ñooñu personnel buy ñëw foofu dafay nekk ñu nga xam ne c'est temporaire wala da nga leen di embaucher wala naka lay demee. bon mën nga am ay ñoo xamante ne ay journalier lañ. mais journalier yooyu boo koy am day fekk si nga xam nit ki. parce que du ñu ñëw rek jël la day fekk di nga am ñoo xamante ni nekkoon nañ ci milieu bi mais tey jii ni am na leneen lu ñuy def dinañ am contretemps dinañ sóoraale ne la diw la léegi maa ngi fële mais par exemple 3h à 19h defuma dara. di nga ko ne boo wàccee ñëwal nga jàpp ci parce que kooku xam nga ko déjà mos na liggéey si yow wala xam nga fi mu dëkk ak genre moo lay permettre ñooñu di ñu siy ñëw jàpp mais bu loolu weesoo bu événement bi weesoo tamit. di nga maintenir cap bi tuuti. mais après à la fin day wàccaat nànk boobaa faudra nga maintenir ñi nga xamante ne ñoo fa nekkoon ñoom ngay àndalaat. balaa ngay am problème masse salariale. Ibrahima Ndongo. kon lu ñuy wax toujours ci secteur transport dafa dynamique secteur transport lu mu mën a andi si comme bëri na gis nga bu événement jotee sax ñoom dañuy defaraat seen parc. dëgg la. xam nga dañu ni comme ni nga ko waxee en français qui veut aller loin ménage sa monture. Il faut que nga préparer wu da nga di gérer di anticiper ci événement yi loolu dafa am solo ndax dafa am période yoo xamante ne même ci transport urbain gis nga ni le matin ak le soir da nga mu ëpp da nga demande da nga te bu fekkee la demande est très élevée toujours da nga la qualité du service aussi day xaw a baissé. da nga loolu dafay am quoi da nga doon loolu nag moo tax ni comme ni nga ko waxee il faut ngay ñaax si ñi ngay liggéeyandool ak ñooñu mais ci li ma ko bëgg a wax ci affaire marchandise effectivement parce que 2 roues ma nga teg benn téléviseur par exemple bien quelque chose benn colis dem ba ci yoon mu daanu da nga yàqu wala institut wala accident am. loolu dañ ko war a garantir normalement. non mais dama ko bëgg a wax ni ko kooku dañ ko koy may rajo boo ko koy may da ngay souscrire assurance marchandise transporté da nga koy souscrire parce que am na kooku benn rubrique spéciale la ci biir assurance marchandise transporté da nga li ñu ci laaj xëy na du bëri mais dina tax da nga marchandise boo transporté mu yàqu say loxo da nga duñ la topp mais assurance la ñuy topp. waaw fii côté oto yi di nga ko am. mais côté moto doo ko am. nanguwuñ ko. non moto moom dañ la ko déjà man maa ngi. risque bi déjà dafa bëri mais nag assureur amul droit bañ nag offre service quand même il faut qu'on se dise la vérité. dégg nga il faut que ñoom tam ñu adapter seen produit par rapport ak. mën loo tànn li ngay def. non mais déjà rek pour te dire man amoon naa fi moto. ma nekk si le terrain. Cheikh am na kuy woote mu ngi si ligne bi ñu jël ko allo. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si ñu ngi ziar. ñu ngi lay ziar bu baax dalal la jàmm ci e-transport. maa ngi présenté wu d'abord maa ngi tudd Ahmadou Diaga. Ahmadou Diaga. waaw nekk président mouvement MBS. mooy ñuy dem Maroc di ñëw. waaw ñoo MBS loolu mouvement politique la mais en même temps man maay secrétaire général des transporteurs routiers Sénégal Maroc. Sénégal Maroc. ok. waaw je suis le secrétaire général ñun ñooy def transport marchandise. diggante Sénégal ak Maroc. ni Cheikh Ndoye ngeen di def mais ci dëkk ak dëkk ngeen koy defee. dëkk ak dëkk lañ yore dañuy jógee fii Sénégal jaar Mauritanie dem Maroc. comme ku mel ni étudiants yi ak commerçants yi ñu ñoo leen di yóbbul ay marchandises. dëgg la. loolu mooy suñu liggéey ñu def ko ay at.
di nuyu suñu papa jooju toog Ibrahima Ndongo ak seen invité bi Cheikh Ndoye. waaw ku am joma. waaw ndax ni mu expliqué noonu ku am jom la. di wax ci transport bi rek sama classe bi ñun bu ñu bàyyi jàng aussi ba léegi ñun transport lañ xam transport li ñu miin ba ni may voyager dem léegi ñun transport laay def. di wax di am benn point bëggoon laal fii. ñu ngi lay déglu. di jaale ñu accidenté woon poste Thiaroye bërki dem ci camion bi. camion boobu. waaw camion bi accidenté woon poste Thiaroye ñu si gaañ ñu ngi leen di jaale bu baax. di lancé waat beneen message foofu ci poste Thiaroye muy nekk milieu bu dangereux. allo. yàgg nañ ko di ko wax ñu ngi lay déglu Ahmed Diaga yow rek la ñuy déglu. milieu bu dangereux la mooy ñun sama classe ñun ci ay montagne chauffeur laa ci ay diggante Mauritanie ak Maroc. dama bëggoon comme camion bu chargé warul yëg ci kaw pont bi dafa war a jaar ci suuf. camion bu chargé wul mën na jaar ci kaw. beneen point bi aussi mooy foofu poste Thiaroye arrêt bi fi mu nekk baaxul da arrêt bi mooy arrêt bi jëm Tëngéej Kata yeeg. Daga Ndiaye yeeg ñëpp fa la ñuy taxaw. arrêt bi dafa war a pousse ndax camion mën na wàcc suuf. dérapé comme ni mu def rek keroog. merci beaucoup bii mooy deuxième fois am na boo xam ne. boobu Maroc laa jógee mu fekk ma ko juste ci koor gi heure ndogu fa la ma fekk mooy bi rayoon borom moto bi. am na beneen boo xam ne mooy Sénégal pour accident yi wàññeeku aussi keroog bëggoon naa jël fële parole mais il faut muy am amende. passage piéton yi il faut nit ñi di ci jaar. ak passerelle yi képp ku jaarul ci passerelle yi wala ci passage piéton yi il faut muy am amende. loolu laa gis Maroc temps yi buur bi loolu def mooy 25 dirham ngay fay boo jaarul ci passage piéton yi. xoolal loolu sa kaaraange bokk sax dañ la ciy alamaan. loolu il faut ñun transport ak commerce mooy doxal réew. te di nuyuwaale tamit monsieur le ministre Omar Youm vraiment transport bi suuxoon na mu suqali ko ndax keroog li mu def vraiment invité chauffeur yëpp. dañu ko ci sant di ko ci gërëm di wax vraiment maa ngi nuyu waa plateau boobu yëpp ñu leen wax bonne journée incha allah merci beaucoup. merci beaucoup Ahmadou Diaga moom bokk na ci transporteur sénégalais yi nga xam ne dañuy jóge Sénégal dem Maroc jóge Maroc andi fii ay colis wala ay marchandises muy def comme Ahmadou Diaga laal na point bu am solo. foofu noonu ci Thiaroye ñu ngi ci doon wax léegi. di jaale ñi nga xam ne ñoo fa ñàkk seen bakkan. continuer ñaax bi yàgg nañ ko fi wax ci e-transport pont boobu il faut éviter boo nekkee poids lourd di fa yéeg yàgg nga ko fi wax dëgg la Ahmadou Diaga nag doon nañu bëgg mu ñu bàyyi téléphone on a déjà son compte ça c'est très bien donc jërëjëf ko mais comme ni nga ko waxee foofu contexture pont bi ci foofu ma ndax comme ni ma ko waxee fii que dafa nekk li ñuy wax pont genre casque du gendarme da ngay yëg ba ci kaw daal di wàcc mais ci li ma gis moo di ni il faut obligatoirement lépp luy transport en commun sauf taxi dégg nga ak poids lourd waratuñu yéeg ci kaw pont yi que ci partout à Dakar. waratuñu ci yéeg te arrêt bi nekk foofu ñoom ñoo ko fa def foog naa ne parce que arrêt warul nekk foofu diggante boobu nag dafa compliqué te accidentogène parce que amul lampe guddi dégg nga kooku tey du taxul ñuy wax mais nañ ci ñëwaat ci émission xam naa wax ci mais dafa foofu moom vraiment le risque est réel c'est un espace de conflit permanent guddi ak bëccëg. diggante boobu nit ak oto moom problème la fa tous les jours. man de su ma fa accident damay def attention. li nga xamante nag moom la wax ci affaire transport bi effectivement diggante Maroc ak Sénégal dañ cee spécialisé wu ñoom am nañu ay jafe-jafe yu bëree bëri ñuy am yooyu xam naa ne prochaine fois daañu ci dikk. di leen ci dikkaat du ñàkk sax moom mu ñëw ci émission bi. yaa ngi nekkoon Cheikh Ndoye ci wax ci assurance bi côté problème moto yi. foofu la tolloon. waaw mais assurance naka la mën a nangu nii lii laay def lu ma assuré lii parce que ñoom tamit wax dëgg yàlla dafa am charte yu tegul même boo ñëwee ku mën a assuré nit dégg nga assurance vie di da nga def li def assurance retraite dégg nga mais doo tànn rek lii la arrangé nga bàyyi li des parce que les risques la aussi dégg nga am nga droit ni da ngay def. l'assurance ne veut pas prendre de risque. mais non. moom la koy dem nga nit la koy wax ki ñuy jël mooy nit ki nga xamante ne mooy dawal mais sa moto ak dara bu si yàqoo wala yaa koy dem defar. peut-être ci oto am na loolu mën nañ jël en charge oto beeg nit yi mais ak li nga xam moom nga transporter mais ñoom toujours li lay wax. mais mooy nit ki dawal. dama ni lépp luy véhicule ci loi Sénégal lépp luy véhicule à moteur. dégg nga même fekkante ne charrette sax dañ koy assuré au Sénégal loi bi moo ko wax charrette sax dañ koy assuré am gis naa charrette yu ñuy assuré. dégg nga kon nag naka la ñu mën a koo assuré te duñu assuré moto yi c'est pas possible. surtout ki nga xam ne day def service de livraison. encore mieux kon nag Jakarta yi fu ñu leen teg. te Jakarta yi loi bi moo ni obligatoire pour mu nekk Jakarta pour transport urbain il faut dafa war am assurance.
kon kay am na dysfonctionnement bu am foofu je crois que waxtaan la laaj rek mais du waruñu ko war a mën a bañ quoi. waaw loolu la c'est-à-dire que di nga am assurance bi pour su accident amee wala dara mais après assurance pour mu couvrir la pour yow nga mën a defar sa moto parce que moto ak oto dafa am différence. oto bu def choc moo gën a neex a defar moto bu def choc. parce que déjà imagine toi nga am moto mu def choc. yàqu bu cadre bi daggee jeex na. cadre moto fu mu daggee jeex na doo fa nekk naan damay dem jënd cadre su dee oto par contre oto mën nga dem defaraat mais moto bi pour nga dem defaraat ko ba ñëw doo dem jënd ay moto 1 million 300 1 million 200 pour def ko moto yoo xamante nit ñi dañ koy jël di ko dewee seen parc yow nga ñëw jël ko changer ko indi ko def ko pour livraison nga moto bi def choc yow li ngay jëlaat sa xaalis dem defari ngay dem def loolu ngay def toujours mais assurance mënu laa couvrir si fay la sa moto. amuñu ci droit. ci wàllum comportement dañuy ñëw ci wàllum comportement parce que doogu yi à chaque fois dañ leen di dut baaraam ñu ñuy nekkee ci tali bi même su fekkee yow c'est à titre commercial nga koy def mais baax na image bu rafet ñu koy wane yow naka ngay càmbare wala tàggate plutôt say employé ci wàllu boobu solum casque bi nu ñuy dawalee ci tali bi ak wàllum kayit je suppose que wàllum kayit moom matale ngeen lépp. kayit moom da ngay matal léegi boo liggéey moom boo bëggee sa liggéey jaar yoon moom da ngay matal sa kayit yëpp parce que tey jii client bi du nangu ñu nga naan ko non policiers yi dañ maa jàpp fii dañ ma def ni parce que policiers yi boo matalee kayit dañ lay jàpp nga présenter say papiers soo matee da ngay dem boo matalul da nga fay toog fay amende forfaitaire ñu biral attestation. mais bon su fekkee que ni yow nag bëggoo topp ci loolu yow dis-toi que ni yow doo professionnel parce que liggéey bi toujours client bi xamul ay dañ maa jàpp ak dafa def nii par contre di nga am sa parfois moto panne nga jël beneen moto ne ko dawal gaaw intercepter livraison boobu. continuer livraison boobu. te ñoo ngi sol seen ay casque ñoom. da ngeen di exiger casque chaussure fermée c'est obligatoire. casque ak chaussure fermée moom képp kuy daw même bu dul livraison sax nga am sa moto di ko dawal fii da nga ko war a sol ñaar yooyu moom c'est obligatoire ba pare. présence su livreur bu ñëw ci client da nga war a correct. damay gis ay livreur daal ci rax la ñuy sol. Mansour Ndir toogoon na fi di ko wax naan dafay wax ay chauffeur am nañuy sol lu rafet. non mais pourquoi pas porter du blanc. non mais loolooy liggéey bi parce que tey jii nit ki bu la gisee respecté la. da lay respecter sa société. parce que livreur bi mooy dem ci client bi yow tey jii bu correcté client bi dana société bi correct bu tilimee dana société bi dañoo tilim. loolu moo am ba pare foog nga leen di ñaax ci kaw tali bi. mooy que ni comme par exemple nii seetlu nañ que ni instant yi ñu ngi si nawet 2 jours yu taw la dès à présent que mu taw premier jour bi di nga woo livreur ne mi ngi taw de instant yi li ngeen doon daw wàññi leen ko parce que nawet ak bu tawul dafa am différence. tali bi day tooy parce que ki war a freiner fii boo amul xalaat yenn yi di nga bëgg a freiner doo mën a téemul foog nga ñaax leen ñu wàññi li ñuy daw ba pare di jël seen temps. pas jël temps kon ni ñu koy waxee mais di nga wàññi li ngay daw pour permettre tali bi dafa tooy nga sóoraale parce que toujours da ngay sóoraale. d'accord ñoom dañoo bokk ci transport bi donc prévention bi am nañ ci wàll bu mag ñoom deux roues yi wala ñuy def service de livraison n'est-ce pas. oui parce que xam nga déplacement boo mën a gis rek dañu ni tout déplacement comporte au moins un ou plusieurs risques déplacement même wàcc sa lal dem sa salle de bain sax am ñu fa daanu damm. du dëgg donc dafa am solo ci ngay def formation di def ay renforcement et puis ci sa notoriété yow sa bopp bëgg sa ñu xàmmee la bu baax ràññee la ci lu baax dégg nga day laaj nga waxtaan ak say employé di waxtaan ak di dafa ñoom ay réunion dafa ñoom ay séminaire dégg nga organiser ay añ wala ginnaaw ay jeunes lañu ay te débat waxtaan dégg nga pour que nga mën a jàllale message boo xamante ni mooy améliorer qualité service bi et puis yokk sa notoriété baax na ci yow baax na ci ñoom mais li ma ko bëgg a laaj mais est-ce que yéen du ngeen yor ay nit ba caaw ñu dem ba ci biir naan liggéey bi wala ñoo ko de concurrence. loolu moom mënu si ñàkk. parce que ah bon mos na la dal. non daf may dal mais faudra nga fidéliser ses clients. mooy que ni di nga am du ñëpp nag ñoo mel noonu. yow nan ngay fidéliser yaa ngi wax fidéliser bari yéen da nga foog ne fidéliser mooy ñëw heure. non livrer ma heure. non c'est-à-dire que gis nga client même bu fekkul livraison boo ko déggul di nga ko woon ne meeku ko ne ko naka liggéey bi ci activité bi mu nekk moom nga woo ko naka liggéey bi. nu mu def ak yooyu. même parce que du question de wootewul livraison rek du ngeen déggante mais faudra nga koy woo parce que client bi li mu bëgg loolu nga koy defaral boo ko bëggee fidéliser. mais li sama papa wax noo nga wax léegi parce que ça t'arrive parfois. mais loolu yëpp parfois da ngay am sa livreur nga koy yóbbu ci benn client muy dem mais client bi day dem ba parfois day minante auparavant danañu arrivé mais léegi peut-être taxaw nañ ci côté boobu day dem ba am familiarité ak livreur bi
léegi parfois au lieu que mu woote ci société bi dafay tayal a woote ci société bi. mu woo livreur bi mu woo directement livreur bi léegi livreur bi moom dina ko dindi parce que dina ko mais jéem a defal ci suuf ma wax la dara ñoo la koy wax nag des fois. waaw ñoo la koy wax. soxna si prochaine fois woo ma ci numéro bi. woo ma ci numéro mais xam nga fa la dangereux yow tey jii boo wootewee ci société bi ñun dañ la koy wax boo wootewee ci société bi sa livraison problème bu mu mënti am ñoo ngi koy jël en charge. mais tey jii boo woowee livreur bi problème bu amee ñun woowoo ñu enregistré wu ñu la si suñu base de données duñu mën a jël benn en charge dañ naan la livreur bi nga woo parce que dès à présent nga ñëw bëgg liggéey ak ñu dañ naan del woote fii lu ci mënti am ñoo koy gérer mais boo wootewul foofu tamit problème nga ça nous arrive am na benn client bu wootee fekk amoon naa benn livreur bi nekkatul si man moom mu woo livreur bi après livreur bi livré ko war ko indil xaalisam indil ko xaalisam mu woote ne seen livreur bi dafa mu ne ko dès à présent client livreur boobu bàyyi waxoon nañ la que ni suñu livreur nangam nekkatul si ñun. ah bon waxoon nañ la ko. kon donc yow yaa ngi tëb société bi dem woote ci ko kon foofu nii mënul. foofu moom da ngeen dégager seen ay. foofu moom dañuy dégager suñu responsabilité parce que dès à présent nga war a liggéey ñun dañ la koy wax. dañuy dégager foofu mënatul. faut savoir que dafa am ay livreurs yi nga xam ne dañoo affilié wu ci benn service comme Sabos. mu nekk ay entreprise am ñoo xamante ne nag indépendant lañu. maanaam ñooy seen patron wu bopp. ñoom ñooy jëlal seen ay bopp téléphone da nga leen di woo directement ñoom ngay jokkanteel. donc y a une différence il faut que nit ñi également ñu comprendre loolu bu fekkee société la da ngay woote ci standard bi directement. nga wax fi nga nekk li nga bëgg ñu jël ñooñu enregistré ko comme ça bu amee bépp gàllankoor bu ci am. wala jafe-jafe yéen a koy yéen ci seen ndodd lay noonu mais bu fekkee digganteeg livreur bi moom. foofu moom c'est beneen problème la. beneen problème la moom loolu moom beneen problème parce que duñ ko mën a. waaw mais dama ko bëggoon poser benn question mais ñoom est-ce que fi mu nekk nii taxaw nañu pour doon nga ko wax léegi sax xam naa da nga ko doon poser question bi mais damay bañ ko fàtte ko est-ce que taxaw nañu fi mu nekk nii pour yaatal seen liggéey ba nga xamante ni dañu collaborer ak ay institutions comme par exemple yóbbu ay courrier di ñëw ak comme par exemple mën nga am soxla extrait naissance nga xamante ni kooku da ngay dem jëli ko indi ko mën la ko scanner di ko envoyer duñu ko nangu fenn. dégg nga mu nekk Thiès nga soxla ko yàkkamti ko jëlal nañu ko pare na nga ñu est-ce que ñoom ñu ngi étendre seen service ci état bi comme par exemple la poste nga xamante ne dañu yóbbu ay courrier di indi ay ak yooyu quoi. est-ce que sur le plan institutionnel am na yéen a ngi def ay démarches yooyu. waaw si ñu ngi koy def même nii sax dinañ ci am ay clients yoo xamante ne moom la liggéey parce que livraison yemul kase si client bi woote. da nga am ay société yoo xam ne yow yaa leen di dawal seen courrier yi ñu war a def yëpp parce que société bi day bëgg loo xamante ni day nekk sécurisé. ñooñu ñoo leen koy dañ lay woo abonnement lay nekk si ñoom wala contrat bu signé ak ñoom. chaque jour saa bu ñu soxlaa livre dinañ la prévenir dans 30 minutes livre bi nañu am nañ benn courrier bu war a dem fii nga ñëw. ok mais côté bi nga wax tamit ñi ngi sóoraale ay partenariat ñoo xamante ni war nañ mën a liggéey ak ñoom. même bu dul loolu sax dinañu sóoraale que ni war nañ mën a am mooy man vision bi ma am man je me dis que tant que aw ma ci 14 régions yi 14 régions bu nekk benn gaaw je me dis que ni demuma fenn. bu ma génnee sous-région. bu ma génnee ci 14 régions yi dem ci sous-région. yaa ngi sous-région donc loolu wax laa la bëggoon laaj yan mooy sa ay objectifs wala sa ay objectif pourquoi pas pour étendre ce réseau. bon sama objectif mooy que ni pour l'instant mooy nu ma maîtriser Dakar ba pare. Dakar. parce que balaa ngaa yóotu leneen da nga yóotu fi nga nekk ba. Dakar moom boo ko maîtriser presque am nga assise bu baax. waaw boo ko maîtriser fii la nit ñi gën a. léegi après loolu boo ko maîtriser ba pare après da ngay dem ci si région yi boo demee ci région après soo ko dem ci sous région. parce que objectif la si ñun. ñun je me dis que ni fi DHL la yegg keneen ak beneen société ak yeneen société yëpp yegg man je me dis que pourquoi pas man duma fa yegg. man loolu sama vision je me dis que tant que demo ba ñu naan buñ nee gaaw ne DHL wala ne gaaw wax beneen société bu mag je me dis que ñun demuñu fenn. man loolooy sama objectif. d'accord suñu tuddee benn société boo xam ne tubaab yee ko moom tudd benn pourquoi pas gaaw même bu nekkul sax. nekkoon na poste ne gaaw. waaw mais c'est ça parce que lu ñu am. mais loolu lan ngay xaar ci état bi ci côté boobu parce que loolu yow kenn mënuloo ko def. xam nga état bi foog mu jàppale la état bi dina la mën a jàppale ci yenn mooy parce que. liggéey bi dina toll foo xamante ni bu si état bi jàppul rek du dem. faudra que état bi accompagne ñu je dis pas waxuma pour man kese mais képp ku yor service de livraison faut que état bi accompagne la pour nga dem moo lay permettre que nga mën a
dem di concurrence suñu naree jox benn marché benn tubaab pourquoi pas duñ ko jox benn sénégalais mais tamit état bi tam du la yëkkati jox la sa liggéey te yow rigoureux ci liggéey parce que foog nga strict si liggéey bi pour nga nangoo dem. loolu da point boobu dafa am. sol jean quoi. d'accord sol jean ak am na solo Cheikh Ndoye mu nga xam ne moo jiite gaaw service de livraison service express disposition coursier da ngeen koy def léegi ñëw nga ci léegi location de voiture ak chauffeur privé donc loolu yëpp nekk ay branche ci livraison di wan ni livraison bëri na ay pàcc. te fu mu nekk nii am na solo ci réew mi surtout période yu ñuy nekk période événement fête. yi nga xam ne mu ngi am Sénégal ñu ngi lay remercier Cheikh Ndoye ci invitation bi nga xam ne ñëw nga ci répondre ci. waaw ñu ngi ci kontaan lool di ci am kontaan lool ci invitation bi ñu invité fii parce que sama papa Ndongo dès à présent mu wax ma ko dama ko ne damay kontaan pour ñëw si yow parce que di la dégg rek ni papa Ndongo woo na la nga ñëw rek loolu rek dafa neex di sant nag sama waajur Cheikh Ibrahima Ndoye dafa sonn si man. bëggul lenn lu ma metti boo waxee sax ki dinaa la am na sama doom bi lii day def demal bopp tellement que dafa bëgg doomam di ko sant accompagné na daal waaw dafa ma accompagné ba mu yëg ni accompagné am na solo dafa am solo il faut parents yi di accompagner seen ay doom ci seen bëgg-bëgg sa liggéey bii nii boo gëmul sa bopp rek doo dem da ngay découragé mais sama papa moom maa ngi koy sant di ko gërëm Cheikh Ibrahima Ndoye ne ko aw ma sa fay sama yaay moom tout est possible même boo jàngee mën nga ko def au début c'était difficile mais résultat yaa ngi nii Ibrahima Ndongo dig daje samedi inchallah ci weneen numéro e-transport yoonu jàmm voilà mu ngoog inchallah merci beaucoup merci ñi nga xam ne ñu ngi ñu doon déglu à travers la 90.3 iRadio Dakar mais également di ñu seetaan ci canal 15 bu TNT ITV ñu leen jox dig daje beneen samedi ci beneen thème fii ci e-transport yoonu jàmm